أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi teewlu ci Gandiaye Info ñuy dikkaat ak yéen ci émission bi di penc mi comme niñ ko daan defee rek penc bi ñu bokk gox bi ñu bokk dëkk bi ñu bokk buñ demee ba am ay coow yu ci am ak yu mel noonu mag ñi dañ daan dellu ci penc ma waxtaanee ko tey nag loolu moo tax incha allah ñu am leneen lu ñuy waxtaanee tey ci dalal tamit beneen kàngam li ñu waxtaanee nag muy jëm ci wàllu suuf si nga xamante si ne moom la ñu bokk dëkkandoo di ci dund suuf soosu la ñuy waxtaanee incha allah tabaraka wa taala ñu ci dalal tamit suñu benn juriste xam naa duñ fi nekk di kii dañ leen di bàyyi rek ngeen découvrir ensemble kan mooy suñu invité salaamaaleykum ñu jox ñu présenté wu. waaleykum salaam. waaw balaa may tàmbali ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax waaw ci lépp lu ñu defal ci lu ñu xamoo lu ñu xamul. di tuubal yàlla bu baax a baax waaye balaa ñuy def dara dañuy baalu ak mboolem seen suñu bokk jullit yi waaw ci korité gii ñu jógee waaw di ñaan yàlla nangu ñu suñuy ñaan ci weeru koor beeg korité bi ak lépp waaw ñoo ngi tudd Jean Baptiste Ndoye ñu ngi nekk juriste de formation ñu nekk UCAD Université Cheikh Anta Diop di fa suivre droit spécialisation droit des administrations publiques spécialisé waat tamit ci collectivité locale gestion des collectivités locales mais en même temps tamit ñu ngi bind suñu mémoire si le foncier muy wàllum suuf mi waaw ci loolu tamit dinañ profité tamit nuyu waale suñu mbokk catholique yi ndax yàggul dara amoon nañ seen fête bi ñuy wax Assomption kon donc ñu ngi ñaan liñ ci ñaan ñoo ko xam yàlla leen ko yàlla defal waaw di rafetlu waat bu baax émission bi di leen nuyu di leen dox seen waa ci waaye di nuyu mboolem seen waa Gandiaye ak képp ku ci saan Gandiaye Info di leen remercier bu baax ci invitation bi. merci beaucoup Jean ñu fàttali ne moom la ñu invité woon moom la ñu invité tey ngir ñu débattre ci wàllu suuf niki noonu nag ci concept émission du cee bokk ñu ànd ak waa troupe culturelle islamique Benno bu Gandiaye ci wàllu animation bi ñoom tamit dañ leen di jox rek incha allah ñu nuyoo ci benn présentation bu gàtt rek ñu xam ne ñu mën a incha allah. yeewu leen ku daan nelaw yeewu jot na adduna bi ku ko yaakaar rek mu ñuy la yeewu leen ku daan nelaw yeewu jot na adduna bi ku ko yaakaar rek mu ñuy la yeewu leen ku daan nelaw yeewu jot na adduna bi ku ko yaakaar rek mu ñuy la man xam naa ni yow xam nga dellu am la ndax ki nga dëkkaloon moo ngi dem na yeewu leen ku daan nelaw yeewu jot na adduna bi ku ko yaakaar rek mu ñuy la jar jàll la ndax saxul lii de war na borom alal borom xam-xam beew te waru la yeewu leen ku daan nelaw yeewu jot na adduna bi ku ko yaakaar rek mu ñuy la seytaane moom bàkku na ngir fexeel la waaye yàlla noppi na ngir teral la yeewu leen ku daan nelaw yeewu
xam ne yow kuy dem nga fala budda bés dina ñëw déggane si la yeewu leen ku daan nalaw yeewu jot na adduna bi ku ko yaakaar rek mu ñuy la tal yóbbal te xam nga yow kuy dem nga fala budda bés dina ñëw déggane si la yeewu leen ku daan nalaw yeewu jot na adduna bi ku ko yaakaar rek mu ñuy la yeewu leen ku daan nalaw yeewu jot na adduna bi ku ko yaakaar rek mu ñuy la. ok jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal xam naa Jean ñu ñëwaat rek continuer ci kii bi ñu ngi nekkoon ci beneen question muy yan condition lañ war a remplir pour nga mën a accaparer benn suuf wala pour nga mën ko yorale en waaw comme sànq rek ni ñu ko waxee dañuy continuer ci dans la même logique mais sànq damaa xawoon a fatu nag ba nuyu ma ba dara fay ndax dari sama waay te bon xam naa ne su ma ñëwee ci émission bi bokk na ci ndax woo na moo depuis yàgg na moo ko wax waaw muy sama jëwriñ di sama mbokku taali bi bu baax wax dëgg yàlla kon lii bu amee moom bokk na ci quoi sànq xam na rek bi may tàmbalee wax sama xel moo fatu ci loolu léegi comme ni nga ko waxee sànq noonu conditions yi nga xamante ne war nañ ko remplir parce que tout le temps intrique rek bu ñuy débattre ci dara dañ koy def débat boo xamante ne loolu moo ñu intéressé ñun ñu nekk jàngale nga xamante ne man dinaa ci yokkoo keneen yokkoo ci comme ni borom xam-xam di waxee rek kii jàngale jàngoo mais da ngay jàngee ci ñi ngay jàngal kon ñun lii ñu def nii peut-être keneen kii seetaan sax wala kii déglu moom mën nañu ëpp xam-xam ci yéen sax waaye dañuy wax rek li nga xamante ne ñun ay dong lañ léegi nag les différentes conditions yi nga xamante war nañ ko remplir en tant qu'une personne en tant qu'une citoyenne boo xamante ne dafa nekk ci les collectivités locales dafa yeewoo dafa am ay conditions yoo xam ne loi bi daf ko teg ne lii fam nga remplir ko nee na première bi il faut que nga dëkk ci collectivité locale bi critère de l'appartenance à la collectivité locale appartenance boobu nag dañ koo tegee ci ñoo xamante ni pour permettre comme li waxee parce que logique la bu njëkk dafa am lu ñu fi fekkoon parce que la plupart bu réforme amee da am lu muy dàq am lu bees lu muy andi léegi nag li mu dàqoon mooy ñi doon liggéey tool yi te moomuñ ko woon ba pare nit tollu fa teg nekk ci këram di noos deful dara yow nga ne ci tool yi ci naaj bu tàng bi liggéey ba pare am wàll boobu da nga ko jox Senghor ne loolu du yoon dañ koy dindi léegi nag condition yooyu ci lañ def première condition appartenance à la collectivité locale faaw nga dëkk ci gox bi suñu nee collectivité locale nag mooy faaw nga dëkk Gandiaye faaw nga dëkk Thiom bi léegi beneen condition bi moom mooy condition de mise en valeur boo ko déggee mooy da ngaa war a liggéey suuf si da nga ko war a liggéey léegi nag suuf da nga ko war a liggéey ba dafay nekkaat logiquement ne domaine national réforme agraire la maanaam réforme bi ñu ci def ça intéresse plus les personnes qui cultivent la terre que ki nga xamante ne daf koy jël agent immobilier wala leneen nag leneen moo tax ñu dàq ne ku fi dëkkul munoo ko parce que tey ku nekk Dakar nga dëkk fa yaroo fa munoo ñëw fii nii am fi suuf dina bokkut ak nag ñi nga xam parce que critère d'appartenance bu en droit dafa am mën ngaa dëkk ci gox bi doo fa yeewoo parce que pour nga dëkk ci gox il faut nga fay impôt il faut tamit sa kër nekk fa nga fay séjourner mun ngaa séjourner fenn te dëkkoo fa parce que suñu immigré dañu fi gis koo xam dafa nekk France il faut 10 ans mais Sénégal la dëkk parce que lan non seulement il est national sénégalaise mais tamit am na impôt boo xam ne waa këram fii ñu ngi ko fiy fay yaa ngi fay ndox ñu ngi la koy dagg yaa ngi dem ci boutique bi di jënd wala tey impôt foncière yaa ngi koy fay moom mooy suuf si nga xamante ne yaa ngi fa dëkk am na benn impôt dañ ko ciy dagg léegi nag loolu nag buñ ko remplir ak yeneen critères moo ne ni kii fii la dëkk léegi nag mise en valeur boobu nag mooy faaw nga tabax ko minimum mise en valeur léegi nag mise en valeur boobu nag problème bi ci am mooy juridiquement dafa amul définition boo xamante ne teg nañ ko pour wane ne lii mooy mise en valeur par exemple tey yow boo amoon sa kër ñu daggal la suuf nga def fa mise en valeur autorité bi bu ñëwee parce que dafa am les conditions d'affectation et les conditions de désaffectation suuf si dafa am ay conditions ne boo ko remplir ci ngay mën a bénéficier ci suuf si mooy les conditions d'affectation waaye am na conditions xam ne boo ko deful dañ koy nangu ci yow mooy les conditions de désaffectation te loolu toujours dans le domaine national la am
léegi nag les conditions d'affectation mooy critère d'appartenance à la collectivité locale la benn. beneen bi il faut tamit nga liggéey suuf si waroo jël sa suuf rek bàyyi ko noonu boo ko bàyyee noonu dañ naan kii soxlawu nañ ko jël jox ko soxla léegi nag les conditions de désaffectation tamit kon première condition de désaffectation moom mooy nekk ne bu fekkee da ngaa yor système tabaxoo ko nguur gi wala collectivité locale bi mën na koo jëlaat boo fi dëkkul tamit waruñ laa sax jox suuf si ba koy nangu mais nag malheureusement il y a l'aspect théorique mais l'aspect pratique waaw par exemple des fois tey mën ngaa toog gis koo xamante ne mos ta dëkk Gandiaye wala mos ta dëkk dans ci benn collectivité locale mu am fa suuf léegi nag qu'est-ce qui quel est le problème damay dellu ci lu Obama waxoon l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes mais d'hommes forts d'hommes forts il faut que mu am ay nit ñoo xamante ne ñoo am éthique de déontologie pour pouvoir am fitu appliquer les lois telles qu'elles sont prescrites maintenant il y a toujours une marge de tolérance boo xamante ne mën nañ di ko bàyyi mu dem je ne suis pas un spécialiste ci avéré mais nag xam naa ne tamit loolu ça pose problème parce que man mii ki may déglu mën naa ne ah appartenance waaw kii ma bokkal suñu kër nii dëkku fi dañ def ba am suuf ah kon genre yi duñ wax du noonu déedéet genre li muy wax texte yi la mais lañ koy appliquer nag bokkul parce que tey imam yi bëri la waaye da nga dem ci jàkk gis fa imam boobu mu def loo xamante da nga naan ne ah suñu jàkkee imam nag suñu imam bi def nii loolu nag loolu bu amee dañoo violer la loi. waaw dañoo violer la loi dañoo ni ñu ko bëggee ñu appliqué wu maro suñu benn producteur bu ñu wax waxaab ñu ko xarañ ci wàllum suuf da ko doon wax le législateur de 1964 a été trahi dëgg yàlla it daa dafa moom ni nga xamante ne nii noonu la tëralee ay yëfam dañ kaa defee woon te loolu mënoon nañoo dugg ci aspect politique dugg ci aspect religieux dugg ci aspect social à chaque fois tamit les règles qui sont prescrites pour le fonctionnement d'une telle société ne sont pas appliquées normalement et rigidement par ces gens-là loolu moo tax nag la plupart ngay gis loolu noonu si des conditions d'affectation moo tax man la parce que tamit les terres domaine national yooyu noonu ils sont imprescriptibles inaliénables inaliénabilité bi mooy mënuñ ko jaay tey condition d'affectation yi tey Cheikh Tidiane boo ñëwoon ci mairie bi remplir les conditions d'affectation dëkk nga Gandiaye dem nga ñu jox la suuf bi nekkul da nga ko moom dañ la koo jox droit d'usage nga ci am usage mooy comme ni ko digg nii de mën nga cee liggéey mën nga cee tabax mën nga cee dëkk parce que tamit wax naa la ko domaine national dafa am 4 zones zone des terroirs zone pionnière zone urbaine ak zone classée léegi nag yow loo moom lu tax nga ciy tabax mën nga ma koo laaj man la ah man loo moo jaaxal voilà loo moom mën nga cee tabax parce que droit d'usage nga ci am parce que fii nga dëkk dañoo bëgg gox bu nekk ñi fay dëkk ñu mën a bénéficier wu ci suuf yooyu mën a dégg maanaam suuf moom mënoo ko moom abadan ci domaine national ci domaine boobu ci domaine national fi mu ne nii damaa seen débat ci domaine national lañ toog suuf mën nañ koo moom parce que am le régime de l'immatriculation wax naa la ko mooy les particuliers yi nga xamante ne am nañ titre foncier mais titre foncier ba procédure la loolu émission lëmb la war a am boo xamante ne procédure d'immatriculation ak kese la ñuy def boo xamante ne dañ ci ak di waxtaan mais nag dans les terres du domaine national li ma lay wax ni na nga ko jàpp terre du domaine national mooy la domanialité nationale kenn mënu fa moom suuf foofu mooy fi ñu dëkk usager nga nag usager nga xam nga lu usager mooy dañ laa aal parce que domaine national état moomu ko collectivité locale yi moomu ko ñi fa dëkk moomuñ ko waaye képp kuy sénégalais yaa ko moom mais nag ci loxo état lañ ko teg pour mu surveiller ñu ko surveillance boobu nag dafa am ñaari commission yoo xamante ne ça a été institué par une loi muy au sein de chaque gendarmerie dañ fay def une commission de contrôle domanial léegi nag gendarmerie parce que xam nga gendarmerie ñoo nekk dans les sections rurales gendarmerie boobu ñun boo fa demee dañ fa def benn commission boo xamante pour surveiller suuf si kese la ndax lan suuf dafa yomb andi jéey dafa yomb andi problème boo demee suñu mbokku Libu yi wala suñu mbokku Syrie wala suñu mbokku ñoom ñu koy dañoo ils tiennent à leur terre à chaque fois saa boo déggee ne état day def expropriation wala mu war a tabax gis nga autoroute à péage ba nga koy tabax déggoon nga cooy yi loolu nag peut-être bu ñu amee temps dinañ toog def ay émission à part entière nga xamante ne dañ ciy mën a wax dañ ciy mën a entrer en profondeur mais là de manière générale les terres de domaine national ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation privée bokk na sax ci les principes insusceptibilité d'appropriation privée la principe la sur les terres de domaine national mais cependant tout citoyen peut en user mën nga dem si tu remplis les conditions préalables mën ngaa dem ñu jox la suuf si nga dëkk ci tabax ci def ci lépp waaye tey da nga gis sa dëkkandoo boo xamante ne day jël këram
jaay ko ndax man fii ñu dëkk dañ ñu koo jaay keneen fi mu dëkk dañ ko koo jaay. loolu mooy problème loo moom noo koy jaay voilà léegi nag dafa am benn assouplissement bu ñu def ci les terres domaine national ñu ne mën nga jaay les peines et les soins peines et soins boo ko déggee en droit mooy li nga fa tabax li nga fa def nga jaay waaye jaayoo suuf si c'est un peu compliqué. mais nag droit noonu la ko organisé parce que xam la ñuy bañ. imagine toi dans les collectivités locales là qu'on donne la possibilité aux paysans. wax naa la ko la loi de 1964 réforme agraire la. ça profite plus aux paysans. ci biir wax ji. la plupart nag di nga dégg ku la ne. waaye léegi moom li mu wax nii barki de mooy jaay sama dëkkandoo bi jaay na suufa comme ni ma la waxee rek en droit surtout les terres domaine national may nañ la possibilité. nga jaay les peines et soins mooy tey bi ñu la joxee suuf si lañ la jox. nga mettre ko en valeur. moom mooy les conditions yi ma la waxoon mooy nga tabax ci sa kër. dem ba ci yàgg nag nga demaat ne xaaral ma toxu ay kër gi kat bàyyi ma jaay ko sama dëkkandoo bi la nga jaay du suuf si mais les peines et les soins nga ko jaay. léegi nag loolu nag en matière de doctrine juridique mën nañ ci débat yi ba suba. ne kon jaay la wala du jaay. mais li lay wan ne du jaay mooy yow mënoo koo jël. mënoo koo jël fii tey ne jaay suuf si ak lépp waa ji di ñëw di ci def yoo xamante ne ci collectivité locale bi mayuñ ko mu def ko waaye nag ma ne la possibilité nga vendre les peines et soins bañ nañ ba ci les actes qui constate vente boobu noonu duñ ci def mukk dañuy jaay suuf si on vend les peines et soins te loolu nag bu fekkee ne dem nga seen kër mun ngaa xool ci seen kayitu kër yi man bi ma ko xamee damaa ñëw suñu kër laaj ci suñu kayitu kër xool mais les peines et soins lañ lay wax on vend les peines et soins mais on vend pas la terre en tant que telle parce que dafa am le principe de l'insusceptibilité d'appropriation privée nga xam ne dafay appliqué wu à tous les terres du domaine national. ok léegi xam naa ñu terminer ci question bu njëkk bi mooy les sources de conflit. voilà léegi les sources des conflits sànq wax naa la nee naa la au sein de chaque collectivité locale gendarmerie ba dañ koy def ay commission de contrôle mais tamit ci collectivité locale bi ci boppam au niveau des élus locaux dañ faa def benn commission domaniale boo xamante ni commission domaniale boobu noonu rôle am mooy day xelal le maire balaa muy lotir day xelal le maire balaa muy def yenn projet yi maire mënu koo jéggi léegi nag loolu dama ciy def ba damay benn brèche woowaat tous les Gandiayois autour de notre collectivité locale parce que tamit la participation citoyenne a été élevée dañ kaa yóbbu léegi ci les principes constitutionnels en matière de gestion des collectivités locales. Maintenant on parle même de budget participatif pour wan la rôle citoyen bi nekk ci collectivité locale am. Maintenant si nous la population de Gandiaye les jeunes si on se désintéresse ci la gestion de notre collectivité locale c'est à nos risques et périls mooy waral tey ngay dégg tey problème yooyu loolu benn brèche la woon rek ma ciy woo ñëpp ñu gën a parce que tey code des collectivités locales code général des collectivités locales may na la possibilité yow un citoyen procès verbal bu mairie bi def am nga droit dem foofu noonu laaj leen PV bi mais nag yaay fay comme ça tey feuille bi ngay jox photocopie bi yaa koy fay mais waxuma ne da ngay fay pour procès verbal mais photocopie feuille bi yow yaay fay pour ñu fayal la ko pour ñu photocopier la ko nga dem xam ni ñuy gérer sa collectivité locale loolu war na ñi xam ko war na nit ñi xam ko képp kuy citoyen dëkk Gandiaye di yeewoo saay boo déggee ne mairie bi def na benn délibération ci n'importe quel domaine am nga droit yow jóg soo sa daal dem ba ci mairie bi salaamaaleykum li ma dégg ni ñu lan naan man dama koo soxla boo demee sax dañ koy afficher foofu noonu parce que dañ leen koy imposer pour condition de validité la mais nag boo demee yow boo ko soxlaa mën nga leen ni ñu tiiral la ko nga fay photocopie bi yóbbu boo demee sa kër nga càmbar ko fin tamit saa bu ñu defee seen gestion ba mu jeex année bi jeex am nga droit dem xool budget bi nan lañ ko gérer woon prévision budgétaire yi tamit am nga droit yow dem xool lan mooy prévision budgétaire yi boo demee tamit gestion bi tamit mën nga koo dem càmbar xool mën nga sax assister je dis bien mën nga sax assister ci délibération wante amoo droit de parole mën ngaa dem xool toog dugg xool waaye doo wax léegi après boo ci gisee loolu naqari mën ngaa xool benn élu locaux nga wax ko moom am possibilité wax ko léegi nag loolu li ma ci bëgg a ressortir mooy boo jiitalee nit ki c'est pas la confiance n'exclut pas le contrôle loolu la tubaab wax suñu élus locaux yi ay jàmbaar lañ mais war na leen di leen gën a contrôler di leen càmbar parce que y a pas longtemps amoon naa benn chance participer ci benn genre de commission bu ñu defoon fii Gandiaye maa ngi nuyu Amadou Mbodj moom tamit juriste la ñu defoon benn commission àndoon ko Ousmane Mbodj àndoon kook Papi Diagne ak ñeneen ñu doon def ñu bëggoon xool nan la ñuy gérer suñu collectivité locale
mais après bi ñu demee ba ci biir ba xool les informations que nous avons eues après da ngay xam ne wax dëgg yàlla ça laisse à désirer. classe ma kenn nag. waaw am na tey moom du jour classe. mais gestion bi war nañ ko gën a mën a xoolaat parce que élus locaux yooyu noonu ñoom ñoo suñuy député benn différence lay am ak député yi. député ils sont rémunérés. nos élus locaux ne sont pas rémunérés. parce que tamit amaan na tey bu amoon beneen émission pour wax le maire comment il est élu. gars yi dañuy mën a comprendre te lu tax na ko boobu. mais léegi bu ñu def ci suñu sujet commission domaniale boobu nekk ci mairie bi. moom mooy xool nan la maire bi. di gérer ak kibam suuf si. boo génnee commission bi mooy comme ni la ko waxee woon section de surveillance en matière foncière bi nga xamante ne nekk dans chaque gendarmerie moo lay won ne kon suuf lu am solo la ndax xam nga tax dafay woo ay acteurs état dafa soxla suuf si. état li mu bëgg mooy moom suuf si. collectivité locale li ñu bëgg mooy gérer suuf si. citoyen bi li mu bëgg mooy am suuf moom. kon xam nga dafa nekk ñetti nit ba pare am na moom mooy ñi nga xam ne dañuy yëngu ci matière immobilier. ñi nga xam dañuy tabax di louer. ñooñu tamit dañoo soxla suuf mooy nekk 4 acteurs yoo xam ne dañoo soxla benn mbir. état da koo soxla pour immobiliser ko moom ko. collectivité locale yi bëgg koo gérer. citoyen bi bëgg koo moom. ñee bëgg coo jël tabax. kon moom mënut a mucc ci coow. kon xam naa loolu point boobu xam naa dañuy terminer foofu. ndax affaire dafa mel ni heure bi jeex na. waaw léegi comme da ngay ñëwaat. incha allah ñu point boo xam naa du ñàkk ñu ñëwaat. incha allah kon ñu fàttali ne Jean Baptiste Ndong lañ dalaloon tey mu nekk juriste te yaakaar naa ci buñ déggee mu wax dinañ xam ne moom mérite na toog fii pour débattre ci point bi nga xamante ne moom lañ jëloon tey. bu ko defee rek comme ni ñu ko waxee moom du ñàkk dina ñëwaat ci ay bés yi di ñëw incha allah kon mbokk yi ñu leen di ñuy teewlu maanaam mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy teew dañuy jox Jean rek mu daal di def benn tàggatoo bu gàtt. bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi. waaw maa ngi leen di remercier d'abord ci invitation bi li tax muy man te mu leer ma ne. y a des gens plus calés ndax ba léegi ci formation lañ nekk. maa ngi leen di remercier bu baax. waaye di sant yàlla mi nga xamante ne. moom moo ñu tànn. def ñu nii ñu mel. waaw di sant sama sëriñ bi wërëwër. waaw soxna Aïda Saliou Thioune di bëggee ñëpp. wax dëgg yàlla di rafetlu bu baax initiative bii ngeen di def. ndax radio communautaire wala lii nii lu am solo la. ndax ça va faire passer l'information nit ñi xam yëf yi ni mu demee. moo tax maa ngi leen di remercier bu wér ci loolu noonu. waaye ci remerciement bi maa ngi koy teg ci loxo Badara Faye. waaw Badara Faye moom xam naa ne waaw moom dañ si kii concernant nag les invitations futures. saa bu ñu ko suñu jot mayee. on est là pour notre collectivité locale dinañ fi ñëw waxtaan ak ñoom. waaye dañoo ubbeeku ci à toute critique wala à toute personne bi nga xamante ne jàpp nga ne. war nañoo mën a yokk ak loolu li ma ciy wax daal rek mooy. suuf daal lu am solo la. waaye daal balaa ngay pour pouvoir se prévaloir d'un droit. il faut être conscient aussi de ce droit d'abord. ci loolu daal laay tëjee. di remercier bu baax ci invitation bi jërëjëf. merci beaucoup Jean. kon mbokk yi ñu doon teewlu loolu lañ leen indiloon tey ci bés bi di jaajëfal équipe bi ñu àndaloon Bilal ak Abou Sow ci caméra bi Ibu ci réalisation bi ñu leen jox daje incha allah.